Ça, c'est Youssou Ndour. Assalamu alaikum mbokk ji bonsoir chers téléspectateurs merci beaucoup de regarder la télévision Futur Média comme nañ koy defee nag mardi bu jot tey nag exclusivement en direct lañ ko fas yéenee jàllale fii télévision Futur Média dañ fas yéene leen indil seen émission L'Oeil du Tigre miin ngeen ko xam ngeen toujours li nga xamante ni moom la ñuy indi ci L'Oeil du Tigre dañuy daal di indi li nga xamante ni moom mooy suñu sport national muy suñu lutte traditionnelle tey nag ñu fas yéene ko faram-fàcce lépp loo xamante nag moo nekk autour de la lutte moom lañ fas yéene indi andi ci nag ki nga xamante ni moom mooy l'expert aadi ci ki nga xamante ni moom mooy un très grand champion nit ki tant que dundul benn affaire dund ko nag ba mu mat sëkk yàgg cee nekk ndaanaan mënu la cee wax lenn loo mënti gëm moo taxit dañuy dem débaucher ki nga xamante ni moom mooy le très grand champion Moustapha Gueye bonsoir mon oncle. Bonsoir ma nièce maa ngi lay delloo nuyoo vous êtes très bien habillée. merci beaucoup. salaamaaleykum. C'était champion moo war a jël tey dans L'Oeil du Tigre nee na ma HLM Grand Yoff en face stade Léopold Sédar Senghor. Bon, en tout cas, je crois que je suis bien arrivé, hein, je crois bien. Mbokki téléspectateurs yi seetaan Miroir du Sénégal salaamaaleykum nuyooti na leen dans L'Oeil du Tigre xam ngeen ne nag chaque mardi man la ak yéen chaque mardi xam ngeen ni dañuy ñëw indil leen li nga xamante ni moo di votre rubrique métier nag mooy li ñëpp war a jóg te ne ci tey ñu invité ki nga xamante ni moo di Franc nag di un champion di un lutteur mais aussi ko am métier ban métier lay def chaînage boo déggee ni wax chaînage mooy ñi nga xamante ni que maanaam nooy dagg feer yi di ko lëmas ak findi feer yi jël feer yi maanaam teg ko ngir nu mën ko rax si suuf mais daal en tout cas il va donner des explications claires tey nag dañuy ñëw seet Franc li ngay natt nii di ko dagg lan la. lii cadre la. li cadre la. waaw sama patron moom mooy cadre. lii lan ngeen ciy cadre nii. lii. ah. tey ko dugal bu ñu ko dugalee fee jëm griffe cadre la quoi. ah bon. waaw moom mooy ci après mooy dem chaînage. ok mais sànq ba léegi nag yaa ngi jóg quoi. est-ce que benn instant léegi mën nga def tuuti pause nu waxtaan tuuti ñun ñaar. ah loolu nga bëgg. waaw. acca ok. lu gars yi naan yaa ko teree neex. acca moom mooy bi la sikiri bi. bi mooy la sikiri bi. xam nga nag loolu laay bañ. ni ngay taxañee gars yi ci biir làmb jeeg yooyu. bu ma fi taxañ la. non man moom noonu laa amati c'est comme ça ci làmb ji ak ci liggéey bi yëpp. da ngay yëngu. waaw te su ma leen nii. xam naa ne tey dina tardé ah. xam naa ni xoolal xam naa jox naa la tànk bu yàgg. Franc bëggoon naa nga wax téléspectateurs yi lay seetaan lan moo la dugal ci métier chaînage. métier bi dama kaa bëgg rek loolu moo ma ci dugal fekkee tamit sama patron aale dama bàyyi jàng moo samay mag ñoo ànd quoi dama bàyyi jàng ba léegi
damaa bàyyi jàng def école di def football nekk benn école de football fekk moom mu ngi doon liggéey fi mu doon footballee ci école bi fa la doon liggéey ma pare rek benn jour mu ne ko waaye doo ñëw fi di liggéey yooyu noonu ma ne ko waaw amul problème pour man sax daf may tooñ yooyu noonu te li fekk liggéey bëggoon naa quoi pour man daf may tooñ ma ne ko amul problème yooyu noonu mu ne suba nga xëy si kon noonu laa di ànd ak moom quoi yooyu noonu di liggéey. ñaata at nga nekk ci. métier bi presque nekk naa ci 3 ans. ok waaw. ok ndax mën nga wax fan la lay yóbbu tey. waaw métier bi maanaam ba léegi nii fu mu toll nii sax métier bi dama koy def. damay bëre nag damay dem bëre ji te damay dem ci àll bi ci mbapat yi di bëre mais su ma après loolu noonu métier bi la. waaw moo njëkk quoi. tey jii benn moo njëkk. bëgg naa su ma amee ay doom sama doom yi ñun ma jàngal leen ci métier bi. waaw bu ñu jàng ñii bu ñu jàng école ñu jàng mais ku ci jàngul rek foog mu na nga liggéey. parce que métier dafa baax quoi. waaw. Franc gis nañ ni depuis tout à l'heure ba léegi dama gis fer yi dafa am différence. damay gis fer bu sew fer bu dijj di gis fi de fer mais loolu lépp di ngeen ko defar ba mu nekk dara. mais loolu lépp ngeen di defar ba mu taxaw ba nekk fer loolu lépp ci la ci bu ci nekk rek fan la jëm. fer 6 moo nekk nii. bi mooy fer 6. waaw moo ne fer 6 moo nekk nii. mooy bii. ah exactement. bi mooy fer 6. waaw gis nga moom nga doon dagg. waaw ok léegi boo ko daggee pare dama koy dem yóbbu feraa ko yóbbu cadré ko. su ma ko cadré après ma teg samay fer. 8 fer. ok su ma ko tegee foofu dugal ko fa ci cadre bi. taxu ko su ma ko takkee ak fini fer yi ba pare léegi su ma ko jëlee dama koy monté fii nii séerans mooy rempli fii fer 12 yi. gis nga mën nañu ñëw dugaat ko mooy taxaat permettre mu nekkaat beneen dal. ok defaat beneen dal. am na ñoo xamante ne am nañu métier tamit mais danoo bàyyi mu nax saay. tey ban message ngay lancé pour le Sénégal. tey message bi mooy lancé waxuma sax mbër yi mais maanaam jeunesse bi. jeunesse bi tey ñun kenn ku ci ne war nga mën a am sa métier bu dëgër. jàpp ci parce que métier doon na loo xam ne bu ëllëgee. moo lay téye moo lay yor. comprendre nga. souvent tamit suñu mbokku mbër yi ñoo xam ne ñoo nekk ci sport bi di leen wax tamit ku ci amul métier nga wuti métier parce que làmb day jeex. et tey su ma lay laaj. waaw. am na lu la gën a marqué lu la métti si sa carrière aussi. tey suma papa. magam maa ngi koy ñaanal yàlla su mu tëdd. yàlla na ko suñu borom yërëm te xaare ko àjjana. loolu dama doon toog mu ne ma jóge entraînement ba ñëw ni mu ne ma waaw loolu laay dénk gars yi daal. loolu ngeen dégg gars yi. waaw kon ñu ngi lay gërëm di la sant. waaw merci beaucoup Franc. ok merci beaucoup c'est gentil. oui jaajëfatee. merci à tous les téléspectateurs yi nga xamante ni ni ngi doon seetaan Miroir du Sénégal ñu leen di xamal ni ni ngi nekkoon dans l'œil du tigre merci à mon caméraman mon ami allié moo koy bëggee bu baax a baax di nuyu le grand réalisateur du tonton Mbaye Fall merci à tous les téléspectateurs di gërëm ñëpp di sant ñëpp dig daje mardi prochain dans l'œil du tigre au revoir. Kanjal allié nena xaye inom toxida mene na arène Adrien Senghor association des amateurs de lutte simple a organisé meke a mbi'tan na arène Adrien Senghor a ndonan pir ke 500 000 na kima ke koy Adama Jali fe na Kaolack fa Momo Ngom fe na Gandiaye den na mbelanda yo pir ke tey li fi xew moom mooy l'association des amateurs de lutte simple ñoom ñoo organisé tey fii ci arène Adrien Senghor ni ma koy faral di tuddee le temple de la lutte simple ñu tegal mbër yi 500 000 dañuy soobu rek ci arène Adrien Senghor déglu ki nga xam ne moom mooy Adama Jali bu Kaolack ak ki nga xam ne moom mooy Momo. Oh,
yaga a jokanjal allié imbagale e xaye ke xawna meke na arène Adrien Senghor bir xarben betu faleng fo bir naik den bindoxu no drapeau le no xe andona ye ten refu association des amateurs de lutte andona no pir ke 500 000 oxu maafna xana jeg 300 000 oxe yenna a jeg 150 000 oxe yenna demi-finale oxu remna a jeg 25 000 dama leen di fàtte rek ne lii moo fi xawoon tey ci arène Adrien Senghor li nga xam ne mooy amateur yi ñoom ñoo tegaloon bëri 500 000 ak drapeau El Hadji Ndiaye léegi nag ki nga xam ne moom mooy Ngaljon moo daan Ablaye Mbaye jël bu set wecc moom mooy yóbbaale 300 000 Ablaye Mbaye am 150 000 ñaar ñi daanu demi-finale ku nekk am 25 000 kon nag lii moo fi xawoon tey ci arène Adrien Senghor ñu leen di jox rendez-vous ci beneen dimanche ci même heure même télévision fii ci arène Adrien Senghor. entraîné Pikine Mbolo am combat le 23 avril maa góor soog stade Iba Mar Diop am naa 14 combats 12 victoires 2 défaites. man la góor soog nekk écurie Dóor Dóoraat bëre 11 combats benn défaite maa ngi war a bëre Cobra 2 écurie Pikine Mbolo ñu ngi war a bëre stade Iba Mar le 23 avril. est-ce que xam nga góor soog naka lay bëree ak naka lay xeexee. waaw ku mën a bëre la nag mën na bëre waaw mais mën na bëre mën na xeex mais yooyu yëpp man intéressé mu li ma intéressé mooy sama mën bëre bu dee bëre rek fii la fekk baax quoi. waaw seetaan naa ay combat am mais man pour man lu ma ñor adversaire bi li muy def man loolu ñoruma man dama am gëm-gëm bus nga ma jël ma wax la ko. Cobra 2 bu ñëwee bëreeg yow lan la fay fekk. waaw lamb la rek parce que mun naa jàpp ne damay dem xeex ñoo yàlla defal ma jël bu gaaw mun naa jàpp ne damay dem daan jël bu gaaw mu yàgg loolu def am xeex waaw lu si mënta am rek yàlla na ma yàlla may ndam. suñu bëree du yàgg bu soobee yàlla. fu teg loolu yow tamit. man dama xam lu ma yor rek suñu bëree du yàgg bu soobee yàlla si kàttanu yàlla. bu ñëwee bàyyi xeex bi wala ci bëre nag. lu ma laaj ñu fekk si ko si parce que ay mbër lan rek lépp la ñuy entraîné dañuy entraîné bëre dañuy entraîné xeex dañuy entraîné rapide condition lépp. donc bu ko yaa ko mun quoi. waaw maa ko mën sama gis maa ko mën. Góor Soog moo daa xeex 3 ans topp na ma di ma laaj rajo bu ne toog na fa laaj ma ba télé bu ne toog na fa laaj ma mais leen rek laa koy ñaan li ma doon toppee yëpp yàlla def na combat bi taxaw na bu at bi sifflé na dëggal boppam wa def ko. foo bàyyi bëri bi ñëw xeex ak yow nag. non bu ñu xeexee ci lay gën a neex sax man dama bëgg mu xeex ba gars yi xam xeex bu mu wax est-ce que dëgg la si moom. man maa ko wax man Cobra man du ma dellu ginnaaw xaw ma ko man li ma liggéey loolu laay ñëw appliqué si kàttanu yàlla. loolu laa bëgg man dama bëgg mu dëggal boobu ñu xeex man loolu laa soxla. yàlla def na ni combat bi taxaw na kay na ba wax ci dem liggéey rek xam ne am na combat na ba mu dalee bëre ba léegi moo ngi doog am combat. kooku di Cobra 2 lan nga ko yóbbante fii ci télévision bi moom. lu ko yóbbante mooy Cobra 2 3 ans ñu ngi dëkkante maa yow gars yi bëgg combat bi trop fu ne ñu koy waxtaanee lu ma lay ñaan léegi mooy amateur ñu lañu xaar nga dëggal sa bopp ñu bëre si fulla. samay combat seetaan nga ko. si. day am na yu yàgg am na yu gaaw yu yàgg yi dama laa mos a wan ñàkk dama laa mos a wan dama sonn wala. du ma la ko wan ab heure bu sifflé maa ngi sa kaw si kàttan yàlla li ma daan may fekkee wér ak tal fekkee mu ngi ma koy may rek loolu du mu sa denc si man. waaw maa ngi woo sama mbokk mboor yëpp di wax ñu teel a ñëw jàpp si combat bi di wax parcelle 1 ba 26 xam nga di wax sama waa koñ Tali Ndiaga Mbaye maa ngi woo bu baax Alkarim Irak sama mbokk yi ñu dawal camion yi waa croisement Cambérène waa Nord Foire waa Kër Massar. di woo waa Yëmbal yëpp surtout fi ma nekk muy Pikine encore une fois di nuyuwaat borom saal bi Gile Pape Tine ak ñi ma fekk saal bi Seexuna Liis Baba Diallo Ndiaga Diop Pape Diop Paala Diop léegi ñoom ñëpp ñu commencé Thiaroye Kaw
jàkkay Ndaween jàkkay Laayeen juma Alpulaar tournal Yëmbal waa benn baraak waa télé central waa asegna bi yëpp gàddaay bi di woo yaa Yëmbal yëpp. gars yi maa leen wax di wax nag ñi siy jàpp bu baax a baax a baax ku mel ne Xaadim Gajaga gis naa taxawaayam xam nga ku mel ne père nu mu tudd père Mambay Niang mi ngi ciy jàpp bu baax a baax a baax a baax a baax Bas Diop gars yi si jàpp ñoom Ousseynou Laye ñoom Bas Laye Abdou Ndiaye sama rak Cheikh Modou sama mag gars yi mi si jàpp di jàpp sama grand manta bi mi ngi sonn bu baax surtout fu ñu entraînement di nag yëpp mi ngi ñëw. képp borom sayt fu munti nekk rek man borom sayt laa borom sayt fu munti nekk rek Cobra moo ngi lay wala 23 avril nga ñëw jàpp si nuyu sama benn grand bu nekk Buntu Pikine waaw Pàcc Lambaay di ko nuyu bu baax a baax muy grand Baye Sall gis naa jàppale bi xam nga di ñaan yàlla yokk ko si barke turandoom. sama gars yi sonn nañ si trop sama gars yi ñoom Franc gars yëpp ñu si jàpp sama entraîneur Camara mais si coono bi xam nga instant bi tollu ma ay gërëm wala dara dama bëgg a bëre par doxal gërëm instant ci liggéey laa toll. on bandira haqqula kadum yo mi man mi mon coblage yon en dañu combat le 23 avril mine goro sok ina mako gonga goro be ram nyaaki duwano fe wuro fulbe fof na bayi sul bodal la khayra wora bere bundu matam wuro sogi ceno sawam sa ram nyaago duwano fe ala jaarama on jaarama tey moom espionnage yaay def tey damay espionner ndax xam nga léegi yàmb def ca baax ngay espionner ci AVC te bu see tey moom tey foo jaay tey dina fexe ba xam tey fa ñuy entraîner non bu see tey kay léegi naa 8 heures yi commencé 20 heures jëm ay xaaju guddi Keba Kanté waxoon na ma bañ booyee entraîner ma booyam Tawfekh waxoon nañ ma bañ booyee entraîner léegi man dinaa joxoon ci njànk yu yoot ko xooy ba xam fa yee entraîner espionnage ko ba xam ne ñuy defee ay mbiyam. waaye gis nga ko xooyay bu yéegi mi ngi yëkkati poids biceps yi ji entraîné kii yi kay moo tax gañ ko mu jàpp yi tànk yi dëgëy biceps yi dëgëy 5002 5003 5004 5005 te ma mu ñu may topp ki mu ñu ma ko topp di ko conseil sa yaaye si xooy mi ngi ci mouvement dënn bi yaa kii mooy tax dënn bi mel ni ñaay bopp guy yi ñu taxawaaye yëg mouvement ndigg man entraînement bi maa ngi koy soog a gis àdduna paye nañu xaaye mu ñëw def naa yu ñëpp toj sama biir bi mu ñu ma fexe ba toj ko xaaye nag yi ñëw jékka ci biseeb ci wàññi sama bopp ay yàgg lii moom xam naa ni woyu gis ndax ñi ma ko gisee ñi mu koy yëkkati ay 5000 ay 7000 ay 8000 non yooyu booy tëj gis yooyu. taxañ yëkkati ko yi wii mi kii yow ya waaye daya yëkkati yeg dug aya jóg ay waji sama yëkkati ñaa ko wayaay yëkkati ñaa ko taxawaa gi wooy sama ay wayaay Gora Sock seen wàllu ndeyjoor ngembul weex li très en forme quand même moom Gora Sock bi nga xamante ne moo nekk écrit dóoraat Cobra 2 ngembu lu ñuul li fii di seen wàllu càmm giital tànku ndeyjooram nekk écrit Pikine mbooloo vamos yu dem tonton Mac ñi léewtoo gauche ak droitier Cheikh Ahmed Tidiane salaamaaleykum maaleykum salaam nga gis ne kon Gora Sock c'est un lutteur traditionnel
woo ko ci xeex daw na slip di bëri ji nga xool son adversaire sigi di ko maîtriser ak beaucoup de sang-froid moom ki nga xamante ne moom mooy mbër bi tudd Cobra 2. vamos ñu dem tonton Mac la riposte ki nga xamante ne mooy Cobra 2 commencé réagir encore ci bagarre bi parce que mbër yi tamit Cheikh dañuy faral di annoncer ay yëf ci seen bu ñu demee jël leen affiche dinaa ko dóor dinaa ko xeex dinaa ko nangam donc gis na kon kii di adversaire am nekk Cobra 2 commencé réagir par la bagarre diggante ma ki nga xamante ne mooy Gora Sock vamos ñu dem tonton Mac voilà Gora Sock ñëwaat ne coppet tànk ba jàpp tànk bi ci suuf ni mu ko jàppee aussi benn loxo bee dugg benn bi duggul parce que adversaire bi dafa ko teel a intercepté teel ko yëg contrôle ko extérieur ba pare contrôle ko intérieur moom ki nga xamante ne mooy Cobra 2 donc day wane ne Gora Sock dafay ñëw pour bëre si il est compétitif dafay ñëw bëre combat bi yëpp ah. vamos ñu dem tonton Mac rasu carrément mu sentir ko xoolal bëri yéen lañ bëri ñoom ñaar ñi image xoolal combat bu rëy combat bu gudd combat bu neex ñaar léegi nag jàppante war a am Gora Sock dugal loxo càmmoñam dëbb ko sol dugal loxo ndeyjooram du moins dëbb ko sol ci côté càmmoñam gis adversaire am aussi di yóotu ñaari ngemb moom ki nga xamante ne mooy Cobra 2 li ma xaw a jaaxal ci combat bi nag mooy Cobra 2 Cheikh droitier la annoncé ci bëre bi waaye position bëre bi gauche la indi maanaam boppam fu mu féetee logiquement un droitier boppam du féetee côté bële boppam côté bii la war a féetee ah bien sûr da koy déséquilibré booy xoolaat droitier la buy féetee côté gauche doo nekk sa doo am équilibre bi nga xamante ne moom lañ soxla à moins que boog mu nekk muy bëree ñaari côté yi di bëree côté ndeyjoor ou côté càmm mu nekk polyvalent. vamos ñu dem un combat très dur. ngay liggéey ci suuf. ah mais oui épreuve de force moo nekk nii ah jàppante ay gaño toujours dafay jafeel bëree ñaari ponk lu sëkkante ay gaño daan dafay xaw a jafe. surtout ku ne dugal sa ñaari loxo te ñaari mbër yi boo leen di peser lekk nañ dans les 130 kilos. arbitre ñëw intervenir indiwaat leen ci biir géew bi ah très bien fait ki nga xamante ne nag moom mooy Cobra 2 sànni crochet du gauche. mais dafa sànni crochet du gauche nag mais ba tey dañuy gis ne nekkul en garde loxo bii fi mu nekk dafa sori trop. parce que booy dóor kurpeñ crochet du gauche sa loxo bi dafa war a nekk fii. pour au moins bu kurpeñ ñëwee nga mun ko chasser ou nga mun ko parer mais doo dóoree sa loxo wàcc tu es en découvert doo joxe en garde vamos ñu dem jigéente nangoo xeexante Gora Sock toujours dem na jël na tànk bi encore jàppaat na tànk ndeyjoor bi ak loxo càmmoñam mais Gora Sock aussi tànk yi muy jàppee mu ngi koy jàppee benn loxo. waaw justement parce que dama xool ni ñetti tentative yëpp nga xamante ni def nañ ko ci combat bi moo di ki nga xamante ni moo di Gora Sock bu dóor-dóoraat moom mooy dem chaque fois jàpp ci tànku ki nga xam te moo di Cobra. ah mais li tax nag jàpp mun ko réussir mooy benn loxo lay jàppee te ku nekk xam ne tànk. moo ëpp doole loxo. bu fi taxoo day génn. bu fi taxoo day génn soo jàppee ñaar loxo nag di nga mën a égaler tànk bi force tànk bi ak sa ñaar loxo. tànk loxo benn tànk bu féqatoo rek mu dañ mais nag gis na adversaire bi xaw na mel ni ko xaw a mbaar ba pare jël tànk bi ràcc ko di rasu. vamos ñu dem tonton Mac même position toujours sëkkante gaño. ndengeñante aussi. ndengeñante aussi ah là nga gis ne kon adversaire bi di Gora Sock mu ngi jéem a def percer sur les aisselles mais nag am na lu ko empêché perché bi moom mooy adversaire bi dafa sëkk ci gaño gi ba pare nag ak tout son poids du corps naj ko moo tax Gora Sock fu mu ne nii mënul def percé bi carrément il a été empêché vraiment par ki nga xamante ne mooy Cobra un combat vraiment très vivant vamos ñu dem tonton Mac oui Gora Sock dugal ñaari loxoom ba tey même action mooy ñëwaat rek jàpp intérieur extérieur il se calcule extérieur intérieur léegi nag moment bii nag c'est très bon pour lutteur bi nga xamante ne moom mooy Cobra 2 parce que féetal na bopp bi fu mu ko war a féetalee jàpp na loxo càmm ñoom jiital na pied droit am carrément dem na sax ba mel ni da koy waaj a mbaar. exactement bëgg ko njatt bëgg ko imposer dugal ko ci biiram mais Gora Sock nag c'est un costaud nekkul mbër boo xamante ne da nga koy jàpp rek imposer ko njatt ko yóbbu ko ci suuf mu ne mbàpp si suuf très difficile parce que il a maîtrisé te day bëree tout le temps il est compétitif moom Gora Sock vamos ñu dem tonton Mac dégg na loxo ba ndengeeñ nag amaat na position favorable moom ki nga xamante ne moom mooy Gora Sock mi ngi bëri ci côté am voilà léegi nag la réaction de son adversaire xool contrôle yi ñoom ñaar nag vraiment dañoo bëri combat bi ah. amu ci kenn ku ñaan kii moo bëre kii bëriwul. parce que bëri na ay séquences yu bëri nga xamante ne gis nañ ko ci quand même. gis nga tout de suite kii riposte na. sauf que cette fois-ci Cobra bii moo di la première fois ñu gis ko mu jël initiative
jëngal ki nga xam ne moo di adversaire. Exactement. parce que tentative yëpp ci beneen wet ba la jógee. ci exactement loolu da ngay expliquer rek que Cheikh que ne Gora Sock mu ëpp ay action yi mu tenté. en général nag ñaari mbir bu ñu dee bëree moom monté 10 actions kenn ki monté 2 actions en général kii monté 10 actions tôt ou tard mooy mujj gain de cause bi. gis na kon Gora Sock tenté na fi 3 actions adversaire mi ngi doog a tenté benn action. donc mën nañu rek 3-1 pour le moment ci action. vamos ñu dem tonton Mag. Sali gène mi ngi gène jàpp bi nga xamante ne avec 2 3-2 voilà là c'est extraordinaire. xoolal ki nga xamante ne moom mooy l'adversaire de Gora Sock. tudd Cobra wàcc na ba ci suuf jàpp tànk bi là fii nag moom vraiment adversaire boo defoon rëcc c'est énorme lu mu def nii. ceinture na ko ak ñaari loxo yi. non loxo bi dugg na carrément ci suuf bi ci kaw bi ci benn loxo bi. mu ca ngemb la mais nag Gora Sock aussi dafa ko contrôler. ñoom ñaari mbër yu tolloo ay doole lañu ñaari mbër yu nekk ci droit lañu moo tax ñu bëri combat bu méttee nii vama si dem siggiwaat jàpp gañoo Gora Sock commencé di dóor pour am buntu bien sûr waa ji dugal ñaari loxo yi moom Cobra ñaari loxo yëpp a ci gañe gi Gora Sock siggi ah là là Gora Sock wàccaat na ah là là wàcc bi nag vraiment énorme la ça c'est beau lii mbër bu amul entraînement mënoo ko def mbër bu tàmmul di bëre mënoo ko def. sukk na benn oom bi complètement ci suuf. benn oom bi mu teg ko en position pour mu mën ko soulever après loxo yi ci biir nga xool mais xool Cobra aussi actuellement même sax inquiété wul amul benn inquiétude ci li ko waa gi def te li ko waa gi def énorme na def na ko percer sur les aisselles carrément. mais moom mbaar ci kawam tëdd ko parce que ñaari xale yi nag mënuñu pesé wuñu lu yées 130 kilos donc combat bi ni ñu ko bëree nii sax vraiment entraînement yi métti mu ngi ci yóbbu. vamos ñu dem. combat bu yàgg na gars yi. combat bu yàgg combat bu métti amateur yaa ngi taxaw ku ne passionné. dañoo neexoo tolloo doole. exactement tolloo carrière nag ñëpp leen coow. ngem yaa ngay tasaaroo ndànk-ndànk téere tàggoo penn par benn c'est possibilité rek c'est capacité rek yow moo la mën a génn ci li nga jëm nii. du téere ba du saafara ba du dara. entraînement rek moo la ci génne. xel gu ñëw. jàppante siggi xool ña ngay siggi di fudd seen ndigg yi. c'est dur ah. kon ngem yaa ngay tas. waaw arbitre bi day mujj arrêté. gis nga. waaw ñëwaat nañu encore Gora Sock toujours à l'attaque. pour lutter. waaw yootu bi baaxul ci moom. non daf ko intercepté dañoo comprendre te ñoom ñaar dañoo comprendre te mais ce qui m'impressionne un peu et m'étonne un peu mooy li nga xamante ne mooy Cobra côté gauche mu bëree. ah là là voilà ñëw na ci vraie position am. un droitier la. téye na liggéey na ci loxo droite bi jàpp na loxo ba filé na ko padd na ko pour wër ko ndomb. mais lan mooy nekk réaction ki nga xamante ne moom mooy Gora Sock loolu moo am importance. lan la Gora Sock war def fii parce que action bi normalement kii di Cobra 2 waroon na mën a jàll ci gannaaw wër ko ndomba ginnaaw bi mu ko fiilee padd ko. carrément dafa war a daw laxas ci ndigg li wër ko ndomba nan lay def. vamos ñu dem tonton Mag xoolal ma Gora Sock accompagné ko ànd ak moom. xar njëpp ko dàq ko xool c'est énorme ça ñaari mbir la ñu def. bëri bi rëy na. foog ñu déglante fu mu. oh là là maintenant nag fii arbitre bi dafa intervenir. arrêté combat bi ñu ñëwaat. encore benn round. voilà c'est la mi-temps Cheikh Tidiane fii. waaw maanaam ñaata minutes lañu bëri. bëgg nañu 10 minutes. 10 minutes kenn daanu sa morom. ñu stoppé leen ñu noppalu 5 minutes. ou 3 minutes ñëwaat. ah là là c'est malheureux fii da ngay gis ne kon bi ñu ñëwaatee deuxième mi-temps bi kii di Cobra bëgg a ñëw abrégé combat bi. mu jeex benn yoon. ñëw dàq ko ay copains. daf ko dàq nag ak désordre. maanaam xeexu mbedd. Gora Sock intelligent te Gora Sock nag quand même combat yi mu daan yëpp boo koy xoolaat ñaar tànk mbëri lay jël. dafay def doux ramassement de jambe ramasser ñaar tànk yëpp te nag dañ ne ponkal xajul ci ay yel ndeysaan le professeur Habib Gueye le champion d'Afrique champion du Sénégal judo doon na wax ne les pneus mooy tànk yi. ñaari pneus yu su peeree rek mooy rappel na si ñaar tànk nga daanu. oto nag bu ñaari pneu peeree. du daw dafay gaare taxaw kat. day taxaw c'est vulgarisateur donc fu ne nii kii di Gora Sock mi ngi nekk di peeral ñaari pneu yi nga xamante ne moom la kii di Cobra de Pikine mbooloo yor ñu xool lu mujjee vamos ñu dem ah ponkal xajul ci yel. xaalala man la maa ko mën le ralenti s'il vous plaît gars yi Cobra désordre sànni gauche droite dàq n'importe comment. benn dalu ci Gora Sock jël daal tànk yëpp. ndax moom kaw ga la doon sóor.
waaye góor waaye moo wàcc doon ci ci suuf suuf. bëre ci kaw la waaye ci suuf a koy sottal ñaari tànk moom bañ nekk ba sax encore song foo dem ci monde bi lañ la koy jàngal en lutte olympique song lañ lay jàngal ramper sur le tapis fa donc mbër mi song toujours mu ëpp ay chance am ay victoire mbër mi dul song donc nag gars yi kon mbokk téléspectateurs yi nii la ki nga xamante ne mooy Gora Sock daane ki nga xamante ne moom mooy Cobra 2 bu Pikine mbooloo jël bu set wecc Cheikh Ahmed Tidiane ko amul benn werante